commandant de police Ndiaye Niala tudd. yéen waa fondation Thiès Solidarité ci njiitu Khadim Samb bi ak ses collaborateurs d'abord dama leen doon dalal jàmm ci turu personnel police poste police Médina Fall bi nga xam ne yàlla mën la teg ci kanamam di leen xamal ne dégg nañ vraiment action yu rafet yi ngeen di def ci côté social bi ñu ngi koy rafetlu trop bu baax a baax di leen xamal ne ñun aussi ci sunu wàll pare nañ pour yéen nuye ak yéen lëkkaloo bu mu mën di doon rek te nga xam ne lu koy mujj mooy maanaam kaaraange askanu Thiès ak li ko wër ñu mën ko assurer donc pour di également ci seen di leen ñaan ci wàllu wi ngeen ñu féete ngeen gën a ñaax xale yi parce que ñàkkul ne gis ngeen fan yee passé premier jour couvre-feu bi amoon na ay jàmmarloo entre takk der yi ak xale yi ñu bëggoon leen xamal ne rek ñun duñu seen ay noon parce que ci ay kër la ñu jóge comme yéen bis bu yàlla defee suñu mission pare ci police bi aussi dañuy delluwaat ci yéen donc dañu war a ànd lëkkaloo dox loxo ak loxo pour véritablement lépp luy jëm ci maanaam wàllu kaaraange ñuy maanaam ñu mën ko yëkkanteendoo ensemble encore une fois di rafetlu vraiment jéego yu rafet yi ngeen def bisub tey bii di leen xamal ne pare nañ aussi pour lëkkaloog yéen pour maanaam xeex bépp ñaawteef boo xam ne war na ñëw ci dëkk bi ak li ko wër du ma nag jeexal wax ji sans pour autant aussi ñaanal leen vraiment parce que li ngeen di def action yu rafet la social moom képp ku ci yëngu rek jàpp naa ne même bu la population ya ngi koy defal fayul aussi sans borom bi nga xam ne moom moo yor fay gi yaakaar naa dina leen fay ba ngeen gis ko donc ñu ngi leen di ñaanal vraiment seen fondation bi yàlla gën leen a dooleel ba véritablement yéene ji ngeen am ci dëkku Thiès bi yëpp yàlla may leen kàttan ak wér bu ngeen ko eggalee. di sant yàlla nag bu baax ndax Thiès Solidarité su fekkee ni def nañu la ñu daan def bu yeboo ma ni wàcc ñu yoon wi ba léegi ndax lii Xaadim def ànd kook ay nattangoom ànd kook ay xaritam ay doomi ndeyam ay frère am ay sœuram bu yàgg ba léegi ñuy dund ci social di dem su dul woon dëgg ba tey jeex na kenn waxatu ko waaye nag apt bii ñu defati dafa gën a rafet ndax ku ne xam na ni période mbas mi ñu nekk ak liggéey bi nga xam ni moom la nit ñi nekk ci réew mi di ci liggéey rawatina force de l'ordre yi je crois que ni ñoom li ñuy def ñun ñëpp lañ ko defal askan wi lañ ko defal kon suñu wëlbatikoo Thiès Solidarité jël teraanga ju mel nii mu néew mu bari jébbal ko police pour jàppale leen ko ci seen liggéey je crois que ni wane ngeen jeunesse bi ni leen affaire bi du sànni leen xeer mooy jàppale leen kenn ku ci nekk da nga war a jël sa dërëm def ko ci lii waroo xaar état waroo xaar kenn pour jàppale leen ndax ñoom loolu ñuy liggéey ñun lañ koy liggéeyal su suuf seddee ñu bàyyi seen njaboot ak seen kër yëpp di ñu nekk suñu sécurité ba bët set kooku boo ko mënta sant jàppale ko waroo koo sànni xeer waroo ko saaga kon encore une fois Thiès Solidarité ñu ngi leen di gërëm ci seen action yàgg ngeen koo def defati ngeen ko waaye nag lii mooy wane ni da ngeen di nekk jeunes yoo xam ne da ngeen di wan xale yi ni jeune di àndee ak ay kilifaam waaye wanu leen jeunes yi ni ñuy toroxale ay seeni kilifa kon encore une fois yàgg ngeen koo def yàlla na ngeen ko yàgg a def defal ngeen ko police waaye ñun ñëpp ngeen ko defal suñu bopp lañ ko defal
kon vraiment encore une fois ñi ngi leen di gërëm di leen remercier ci turu dëkk bi yépp ndax li ngeen di def dafa rafet kon nag yàlla na leen yàlla gën a may doole gën leen a jàppale ba li ngeen bëgg ci réew mi bëgg ko ci dëkk bi yàlla def ko te incha allah avec Thiès solidarité lu ne mën na am ci biir Thiès ci jeunesse bi muy wàllu yokkute. Commandant Ndiaye Niang ñoo ngi lay ziar di la nuyu ci sa tur ak ci sa sant di nuyu aussi ñu nga sëkkal liggéey bi yëpp muy police muy ASP ñu nga xamante ne yaa yor seen kilifteef fii ci policier Médina Fall dina leen sant nag gërëm leen ndax seen taxawaay ci Kees seen taxawaay ci gox gi ngeen nekk ay nit ñu nga xamante ne nekk ci biir population bi yor njaboot bokk ci ñun ngeen opté liggéeyu police pour aar askan bi kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm lii nag ñu defuñu ko parce que dañuy ñëw ne police dafa am jafe-jafe déedéet ñu ngi gërëm ministre de l'intérieur di ko sant ak ñu nga xamante ne ñu yor école police yëpp ak grade yi sa nekk yëpp seen taxawaay ci éléments yi seen taxawaay ci police yi waaye soo gisee ñu def action bi dañu bëgg a woon askan bi nañ policiers yi nekk ci biir dëkk bi walla tous les corps paramilitaires dañ fi nekk ngir suñu jàmm donte ñun dañu nekk ci biir dëkk bi suñu wàccee ñoo ngi suñu biir kër yi ñoom ñoo ngi sol tenue taxaw ci mbedd bi taxaw ci frontières yi di ñu aar pour ñun ñu am jàmm kon ku lay jàmmal da nga koy jàmmal lii nag ñu def dañu bëgg képp kuy ndaw te nekk ci biir réew mi su fekkee am na lu am su fa homme de tenue ñëwee bu mu ci mënta doon ngeen xam ne ñoom kat dañaa ñëw pour waxtaan ak yéen pour dalal loolu waaye du ñëwuñu pour andi fa ay jafe-jafe ndax tey jii suñu toogee suñu kër yi gis ay policiers yi ñuy blessé gis ay ASP yi ñuy blessé gis gendarme yi di ñi ndaw ñi di jàmbarloo ak ñoom nekk lu ñu neex ñun ñu nga xamante ne ñooy ndaw réew mi ñoo ngi nag waxtaan ak askan bi di waxtaan ak kilifa yi di leen wax ne action bi Kees solidarité def ay ndaw étudiants ñoo ci nekk ay jigéen ay góor am na ay homme de tenue ay policiers ay gendarme ñëpp a ngi ci biir ngir lan ngir jàppale askan bi di def ay messages yoo xamante ne askan bi xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk doon benn respecté suñuy homme de tenue ndax respecté leen moo ñu jig ndax ñoom ñoo ngi ñuy taxawul pour suñu sécurité maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag di gërëm président Khadim Samb muy président Kees solidarité. lii nag nga xam ni moom la ñu def wàcce solidarité Khadim Samb président bi ànd kook ay membre am ay collaborateur am ñëw jindi jëf ji ngir jox leen ko teraanga nag dañ ni du tuuti waaye lii liñ ci jublu symbole la rek pour yee jeunesse bi xamal leen ni leen policiers yi ak mbooloom koo xam ne da ngay sol tenue te population bi tax la jóg dara waralu ko lu dul aarnu ndax koo xam ne bu guddi jotee mu bàyyi këram bàyyi njabootam nekk ci mbedd mi bu bër set kooku di la saytu nga tëdd di nelaw wax dëgg yàlla ñooñu war nañ leen a delloo njukkal bi nag lii dafay paa boo xam ni mënut a ñàkk moo tax wàcce solidarité def ko indil leen ko di leen xamal ni leen période bii ñu toll ak période mbas mii ñu toll lépp loo xam ni sénégalais bu nekk war naa jël ñaar dërëmam dugal ko ci pour jàppale leen ndax aar bi nga xam ni moom ngeen ñuy aar ak liggéey bu metti bi ngeen xam ni moom ngeen di def guddi ak bëccëg kon su fekkee ni waa Thiès solidarité xalaat na ne du ay xale ñu xalaat ni kat suñu mbokki policiers yi ñooy ñoom te ñooy ñun te lii ñuy def ñun lañ koy defal te loolu ñuy def ci seen bopp lañ koy defal kon ñun war nañoo jël benn symbole bu ndaw lu mu tuuti tuuti dimbale leen ko def ko muy acte boo xam ni dañ leen ciy jàppale ndax fee boobu nga xam ni yéen a ngi koy defal population bi encore une fois ñu ngi lay gërëm di la sant ci turu Thiès solidarité di la xamal ni ngi ñu dalale neex na ni ngi ñu dalale nii la kilifa di dalale ay ndawam di leen wax ni leen ñi ngi ci seen ginnaaw guddi ak bëccëg lépp loo xam ni xam ngeen ni su ngeen ko soxlaa Thiès solidarité war na cee dugal loxoom taxaw nañu pour ànd ceeg yéen ndax jàppale leen mooy jàppale suñu bopp. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di giital gërëm gi mu mel ne ni ñu ngi ko jëlee
su suñu kilifa yi gën a mag mu wàcc si ñun ñi ñu àggale leen ko parce que symbole la li ngeen wax ni symbole la ñun mënuñu lu dul rafetlu ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñu bëgg ko liggéey boo xamante ni ku nekk dañ si gis sa bopp ku ñu fekk si suñu liggéey nii nga gërëm ñu sant ñu si li ñuy liggéey duñu def lu dul kontaan parce que daf ñuy gën a dolli ngeen àggale ñu si population bi que duñu seen ennemi que lépp dañuy bëgg defar parce que kenn gënu ñu bëgg Sénégal moo tax ma commencé di leen wax ne am ngeen ngërëmu kilifa yi nga xamante ne mooy kilifa police mu wàcc ba ci man bi parce que bu ñu ma permettre wul man du ma def te tamit bu ñu ma gungewul ñoom man du ma dem tey jii fii ma toog mooy sama poste ñu jox ma ko man tamit ma àggale ñoom yi nga xamante ni ñoom moom lañ may sant ma koy wàttale ci population bi muy àgg ainsi de suite par ricochet muy àgg ba si élément bu nekk kon donc lii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que ki la yëg moo la sonal te dañu bëgg yëganteeg yéen ngeen xam si lu ñu nekk ñun tam ñu xam si li ngeen nekk ma nga xamante ni ne ñun ñëpp daañu bokk jàmm ji bokk salaam bi mën di tëdd di yeewandoo di ko nekk def sa liggéey di si gis sa bopp si liggéey bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di rafetlu ñëw bi di leen jox suñu yóbbante ngeen yóbbul ñu si population bi ñoom lañ fi nekkal liggéey rek la ñu bëgg moom la ñu def di ko àggale ku si am lu la réer ñëw fi ñu gindi la teg la si yoon di àggale ko ba mu wàcc si ñëpp mën see jot macha allah ñu ngi kontaan bu baax di rafetlu geste bi di ñaan mu nekk lu ñuy perpétuer toujours pour collaboration bi gën a nekk ñun ak population bi ñun ak yéen. tey la ma xaadim la fi président bi jaar muy président Khadim Samb expliqué mu ne dafa am ñoom ñooy Thiès solidarité dafa am benn certain nombre d'action boo xam ne ñoo ngi koy mëne y compris ñëw kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci organisation police fii ci niveau département Thiès ñu jox leen ay diplôme de reconnaissance mais aussi personnel bi nga xam ne ñoom lañ déployé ci terrain bi ci cadre état d'urgence assorti du couvre-feu bi président décrété récemment ñu fekk leen fa jox leen ay collation mu nekk nag loo xam ne ñun ñoo ngi koy rafetlu trop parce que je pense que dañu toll ci jamono joo xam ne xëy na dafa bëri ay incompréhension ba rapport yi entre police ak population souvent xaw na am ay rëq-rëq mais je pense que ñu mel ni yéen bu ñu jëlee initiative bu mel nii taxaw pour réconcilier la police avec la population wane tout ce qu'on est en train de faire surtout dans le cadre de l'état d'urgence remercier la police ci action yi muy poser chaque jour je pense que ñun ñi nga xam ne ñun la fi kilifa yi teg on ne peut que magnifier ça incha allah na seen xel dal li ngeen fi indi li ngeen fi waxtaane yëpp ñun dinañ ko yeggale kilifa police yi dañ koy yeggale suñu kilifa gi bi gën a jege fii nii muy commissaire central te xam naa moom aussi du ñàkk mu yeggale ko ci directeur sécurité publique ba mu àgg ci directeur général police nationale ak ministère de l'intérieur en tout cas soyez rassurés que ñun vraiment gis nañ seen taxawaay yéen waa Thiès solidarité te ñoo ngi koy rafetlu bu baax ñu ngi kontaan trop aussi ci vraiment remise u diplôme bi ngeen ñu defal te di ñaan yàlla action yi ngeen gën yàlla jàppale leen ci ba ngeen am ci réussite totale ñoo ngi leen di remercier et au nom du directeur général de la police nationale du directeur de la sécurité publique et du commissaire central de Thiès man aussi maa ngi leen di remercier il me semble que du fii premier arrondissement rek ngeen ñëw def ngeen tour yeneen services yi police yi fi nekk te xam naa ñoom aussi ils ne manqueront pas réitérer leen remerciement hiérarchie police boobu noonu quoi maa leen di sant maa leen di gërëm bu baax. waaw xalaat bi Babacar avant tout dañuy nuyu Thiessois yëpp mais nuyoo bi dañ ciy jiital presse bi nga xam ne ñoom lañ fi àndal tey di la ci jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jàllale ko ñëpp di nuyu aussi membre Thiès solidarité yëpp bàyyiwuñu kenn di ci jiital suñu mag muy Boubacar Diarra bi nga xam ne tey lii ñuy def muy ñëw ci police yi delloo leen seen jukkal wàllam la ndaxte ancien militaire la classe 99-3 la bokk donc tey ñoo ngi koy ci ndokkeel di ko ci jaajëfal di wax ne nag initiative bii ñu jël tey dara waralu ko rek lu dul dañu jàngat ne la majeure partie de la jeunesse ñu ci bari dañu jàpp ne homme de tenue ak police yi dañuy noonoo ak ñoom te demeewul noonu te lépp loo gis rek toog ak waxtaan daf ci am solo te ñu nit ñu toog jàngat en tant que ay ndaw gis ne dëkk bi maanaam bu fekkee ne dafa jëm kanam dañoo war a fexe ba bokk ci ñu koy defar mais ab dëkk buy dellu ginnaaw ndaw ñi waru ñoo fexe bokk ci ñu koy delloo ginnaaw te ñun Thiès solidarité suñu mission suñu taxawaay suñu engagement suñu pas-pas ci Thiès mooy fexe bu Thiès jëm kanam ci loolu it
ñu jàngat ci ne gis nañ ne depuis boobu couvre-feu yi di am état d'urgence ci Covid 19 bi gis nañu ni homme de tenue yi tooguñu nelawuñu ñu ngi guddi gi di patrouille bu dee couvre-feu dafa am duñu nelaw dañuy nekk ci guddi gi di sonn di liggéey ñun aussi ñu xalaat ne yeyoo nañ jaajëf boobu nag du lenn lu dul defar ay distinction ñëw ci police yëpp daal di leen koy jël ñun Thiès solidarité daal di leen koy jox muy ay raaya daal di leen di ñaax yokk leen ngir ñu gën a mën a am taxawaay ci askan bi te gis nañ ne sax ñoom ñoo ngi ci waaye di xamal aussi population bi ak ndaw ñi di leen wax ne police ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy civil yi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal defar rek moo ñu tax a jóg duñu ay noonu ñun ñoo tax ñun nekk ci mbedd mi di taxaw kon ñoom bu ñu fi nekkul ñun suñu sécurité du doy kon ci loolu lañ doon ñaaxee ndaw yëpp di ci soññ suñu bopp di ci soññ képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu que ne tey ñun ak police dañoo war a nekk bokk ndey bokk baay parce que ñun ñoo bokk li nga xam ne moom moo ñuy indi ci dëkk bi muy defar li nga xam ne mooy Sénégal waaye plus particulièrement muy dëkk bi ñu nekk moom mooy Thiès. waaye ñu bari sax dañu wax ne lii c'est la première fois yaakaar naa même commissaire bi nekk commandant bi nekk Medina Fall wax na ko nee na moom liggéey na ci police ba tey mais lu ñuy mel mosu ko gis te loolu dara waralu ko lu dul initiative boo xamante ni ndaw yi Thiès solidarité yi ñun ñoo toog rek ànd ak suñu mag Boubacar ñun ñëpp ñu toog waxtaane ko di ci remercier aussi suñu mag Makhtar Samb vraiment ci taxawaay bi mu ciy am mais di ci remercier aussi ministre de l'artisanat et du secteur informel muy Pape Amadou Ndiaye ndaxte gis nañ ne initiative bi ñu ko jëlee dafa bàyyi yitteem yëpp dooleel ñu ci jàppale ñu ci di remercier aussi président Abdoulaye Dieye bu Sigi jot na moom aussi vraiment gis nañ ne taxaw nañu ci jàppale nañu ci ngir journée bi mën a jëm ci kanam ndax ñoom xam nañ ne ñun li ñuy def uniquement pour askan bi la pour xool nu leen taxawoo ngir bu ko defee mu mën a jëm kanam. au-delà jëf bi ngeen def parce que li ko waral yëpp mooy jàngoro mbas mi di Covid-19 dañ ngay ñaax waa Thiès nga xam ne ñoom nga si. ngir ñu gën a moytu di wax ne tamit aussi Babacar Thiès dafa nekk dëkk boo xamante ni mooy deuxième ville du Sénégal ndax la preuve en est que tey bu ñu tëjee Dakar Thiès lañ ci teg kon loolu day firndeel ne Thiès mooy axe su Sénégal Thiès kenn mënta dem dara fenn ci Sénégal te doo jaar Thiès kon Thiès dëkk bu am solo la ci Sénégal dëkk bu am importance la ci Sénégal te ñun ñii di Thiès solidarité xam nañu ko looloo tax ñu jël suñuy matukaay di ñaax ndaw ñi di leen wax ne képp kuy génn da ngay takk sa masque ba pare di fexe di moytu bu baax a baax lépp loo xamante ni mbas mi laaj na ko yow nga taxaw ci bi wax ne tamit ne ñu bari ñuy dut di yaakaar naan mbas mi am naag amul nañu xam ne lu am la dal na suñuy xarit dal na suñuy mbokk dal na suñuy am di jàmm yoo xamante ni gis nañu leen que ne feebar bi dal na leen toll nañ ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñii ñàkk nañ ci seen bakkan ñii wér nañ ci ba dellu ci seen i mbokk waaye di wax ne Babacar fi ñuy tëjee kàddu yi mooy tey ci guddi gi dinañ ànd ak li nga xam ne moom mooy commandant ña bu central maanaam dem ci checkpoint yëpp nga xam ne policiers yi nekk ci tey ci mbedd mi yëpp di def ci couvre-feu bi ñun danañ leen fekk sur le terrain jaajëfal leen encourager leen bu dee café wala sandwich wala ndox ak boisson danañ ko jël ñun ñu jël ko jox leen ko xamal leen ne leen ne yéen fii ngeen nekk taxaw tey bañ a nelaw ñun ñii askan bi tey jii ñun ñoo ngi tëdd suñu kër te yéen a ngi taxaw ci mbedd bi. C'est Moustapha Cissé, chargé de la communication de la fondation Thiès Solidarité. Bon, cette initiative, nous l'avons prise par décision après de longues réflexions entre nous, membres de Thiès Solidarité, qui est composé de gens qui sont des vieux, des jeunes, toutes les couches de la société y sont. Donc nous avons longuement discuté après cela. On a vu que les premiers jours et deuxième jour du couvre-feu, nous avons constaté que des jeunes sont venus, sont sortis et ont brûlé beaucoup de pneus. Donc c'est quelque chose qu'on déplore avec la dernière énergie. Donc du coup, nous nous sommes dit pourquoi pas montrer le bon exemple avec le bon côté en allant vers les commissaires, vers les commissariats avec leur directeur, leur commissaire, si je peux m'exprimer ainsi, leur disant que nous voulons faire des gestes, des distinctions. C'est pour les remercier et leur dire que merci, comme avec le service public qu'ils font. Donc ça dit, c'est pour donner une autre image de ce que les autres jeunes font. Donc aussi, nous sommes là aussi pour essayer de donner des collations. Pour cette nuit-ci, Inch'Allah Rabbi, nous prétendons le faire tout à l'heure, à 21h, pour essayer de leur dire encore merci. Parce que la police, ils sont avec nous. Ce sont des gens qui sont avec nous. Et ce sont des hommes de tenue. Mais demain, quand ils partiront à la retraite, ils resteront aussi des civils. Donc il faut que nous ayons une pensée tellement améliorative, c'est-à-dire positive, que les policiers sont avec nous. Donc ils sont là pour nous, ils ont un service public pour le public. Ces derniers temps, nous avons constaté cela. Donc nous avons constaté que le président de la République, à la suite d'un décret qu'il a pris de fermer Thiès et Dakar, d'un état d'urgence, a sorti d'un couvre-feu.
Donc Thiès, il y a beaucoup de cas qu'on a constatés ces derniers temps. Donc depuis là, nous disons à la population thiessoise, surtout aux jeunes, de porter les masques parce que les personnes les plus exposées, ce sont les vieux, nos parents, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères. Donc ce sont les gens les plus exposés. Donc à la suite de cela, nous demandons à tous les jeunes, surtout les jeunes qui partent d'une inconscience un peu à la limite, donc de leur dire de porter les masques et aussi de mesurer, de faire face à ces mesures barrières pour que, une fois encore, pour que cette maladie puisse s'en aller une bonne fois pour toutes.